yaa xalifa Tijaano yaa xalifa Tijaano yaa xalifa. diggante Touba ak Tiwaawoon benn lañu Seydi Hadji Malick Ousmane Mati Mbakke Alaaji Abdu Safeetu Ngañ Xari Mbakke bokk gi benn la kon Pape Malick mooy Sénégal réew mi ñàkk nañu nag ku diiñ réew mi ñàkk nañu borom personnalité réew mi ñàkk nañu marabout intellectuel au niveau ndax ñëpp dégg na ko ni muy waxee arabe lay waxee français waaye lépp dégg na ko ca suuf fa boppam jox Cheikh Ahmed Tidiane Sy Maktoum baayam magam xaritam nga xam ne sëñ Babacar moo ko yebaloon Serigne Cheikh jox ko werd tey ñu dëppale ko ak Serigne Cheikh xaw ma kenn waaye Pape Malick am na la mu bëggoon. kon baax na Malick maa ngi taxaw ak Pape Malick Mbaye di caatu sunu wéjur El Hadji Mbaye Donde di turandoo Pape Malick mi génn àdduna Pape Malick maa ngi lay nuyu di la siyaar di la jàllinu ko. ñu ngi lay ziar di leen delloo njaal yéen itam di ko jàll àdduna bi yëpp Serigne Pape Malick yàlla na yàlla dolli leeru bàmmeelam comme ni mu ko daan ñaan. dinaa bal la masoo di la jàll sa turandoo yi bëggoon a xam sa digganteeg sa wéjur sa turandoo. waaw fa tabarakallahu yàlla moo dogal sama wayjur avant may juddu daf ni sama soxna su amee doom nañ ko tuddee Pape Malick bu Serigne Babacar Sy fa tabarakallahu ci histoire samay mag nee nan ma Baye Mbaye bi nga juddoo yëg na ni nee na dootul am doom bu góor fa tabarakallahu moo tax yàlla may na ma ñetti rakk yu jigéen nga xam ni cofeel du jàmm fa tabarakallahu dégg nga Seydil Hadji Malick caq bi nga xam ni yàlla moo koy ràngal ëllëg daf ni yàlla ràngal ma ko de neex na waaye mu teg ko ci loxol Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu tappal ma ko mooma daaxal nga dégg Serigne Cheikh ni cofeel du jàmm moom la Seydi Hadji Malick di wax ni bu ëllëgee bu yàlla woowee yonent bi Ababacar Omar Ousmane Aliyun man Cheikh Seydil Hadji Malick maa leen di juróomee mu bind ko wajhal xilaadata jidi fi asaabihi man alayhi anzalta ayatin karimat yowma yafirun ashirun min ashiratihi wa ummihi wa abihi suma zawjaati ba mu jeex fa tabarakallah nga xam ni cofeel du jàmm kon cofeelam ci sëñ Babacar Sy la ma tuddee sama turandoo Serigne Pape Malick Sy. sa turandoo Serigne Pape Malick lan nga mujjee dund ak moom ci lu baax ci lu rafet loo xam ne mënatoo ko fàtte. waaw li ma mën a dund ci moom bari na waaw li ma mujj dund ci moom gisante ak moom daf ni ma gëmmal say bët rek nga avancé nga xam ni ñaanal na ma daf ma daan wax itam ni ma bu leen jàppe seen bopp ndaw bu leen jàppe seen bopp itam géwal ñun jàppewoon leen géwal te gis nañ ni comportement yooyu nekkul ci yéen fa tabarakallah waxin la parce que géwal comportement la rek waaye ñoom ku ñu gis dañ lay jàppe nawle loolu def nañ ko ci ñun ba ñun ku ñu gis respecté ñu ci seen barke fa tabarakallah waaw mu ngi noonu bi ci des yéen ñu ngi leen koy jaal di ñaan réew mi yàlla na fi yàlla doole jàmm feebar bii di coronavirus yàlla na ko fi yàlla jële ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu Gumba Anta Njëble Ndiaye sama xarit fa tabarakallah ànd ak yéen sa turandoo bu aw fan. amin amin ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ci des it am na leneen lu ci am mooy sama turandoo sëñ Pape Malick ku nekk xam na ni le 25 la fi jógee te 25 ku ko gis da ngay jëli sëñ Babacar ndax sëñ Babacar 25 mars la fi jógee Seydil Hadji Malick ci weer wii la génn àddina di 27 juin mu dugg ci 25 sëñ Babacar Sy di gaal gi Seydil Hadji Malick teeru ko ci weeram muy juin kon yàlla na ko yàlla lafal cat ndax nit cat dina topp nit ba ci bàmmeel waaye am nañ yaakaar ci moom si Malick wayla sama turandoo la si Malick kon ma wayla kii la sëñ Babacar tudde baayam ma wayla sama turandoo la si Malick kon ma wayla incha allah danaa ko yokk àddina bi yëpp jot ci incha allah incha allah. oustaz ginnaaw bi ñu la nuyoo di la masaw di la jàllinu bokk bëggoon a xam sa diggante ak Serigne Pape Malick ndax gis nañ ni bàyyi gi saytu yëpp dikk. Fadal maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu waa Dakar Buzz yëpp di am mbégte ci daje ak yéen ci xadara bu tedd bi nga xam ne mooy xadaratul malikiya di xadara bu tedd ñi fi ñëw ñëpp benn jëmm moo leen fi indi muy Serigne Pape Malick Sy bu Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu nekkoon koo xam ne la Serigne Babacar Sy waxoon Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ni ko yaxya ma al ajyaali jiilan jiila ni ko turu Serigne Babacar Sy dootul fay day màgg génération par génération
waaye Serigne Pape Malick cofeel boobu la taalibe yi am ci moom ñi bokkul ci tarixa bi sax dañ koo sopp chrétiens yi dañu koo sopp jullit ñi dañu koo sopp murid yi sopp ko laayeen yi sopp ko xaadir yi sopp ko ñi fi ñëw ñëpp du mook ñoom ñoo bokk tariqa waaye cofeel moo leen fi indi ñun nag ñu bëggoon ko ndax Serigne Babacar Sy bëggoon ko itam ndax liggéeyam ci xadara bi liggéey bu rafet bi nga xam ni mën nga ne yàggul waaye def na ko fi tey maanaa coono yi nga gis yëpp nit ñu jóge fu ne ci àdduna bi benn jëmb jooju moo leen fi indi mooy Serigne Pape Malick Sy ndax baaxam. mel ne ko amoon pédagogie la parce que dafa demoon ba jeunesse bi yëpp comprendre ko am cofeel ci moom. waaw moom laa la wax sànq ne la nit ñi dañ koo sopp li tax ñu sopp ko mooy mësoo dégg ñu ne Serigne Pape Malick Sy wax na mu touché ay nit saa yu waxee rek da ngay gis ni wax bi wax bu am njëriñ lay doon da ngay gis ni itam wax bi ñëpp ciy gis seen bopp ñi mu bokkal tariqa ñi mu bokkalul tariqa lu xew Touba da nga ko fa gis nga keroog bi ñuy ubbi Masaalikul Jinaan taxawaay bu rafet ba mu fa def ëmbaloon ñëpp cofeel nit nag li nga def ci lu baax boo fi jógee loolu la yàllay fayee mbaaxam gi mu doon wan nit ñi bi mu fi jógee nit ñi wan nañ ko ni mbaax googu ñun itam moom lañ la ëmbal moo tax démb boo demee fa nu ko denc ca raw du Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum kenn xaju fa adduna ñëpp fi daje démb di naqarlu li nga xam ne moom moo xew yàlla mi ko fi jëlee moo ëpp ñëpp yërmande ndax Seydil Hadji Malick daf ne woon wa rahmatullahi kullal xalqi xad wasiat min fajirin wa mutiin zahidin baari kon ñu ngi ñaan yàlla moomu yàlla na ko yàlla teeroo yërmande wanale koog baayam Serigne Babacar Sy mu wanale koog maamam Seydil Hadji Malick mu wan ko Cheikhuna Tidiane yi mu wan ko Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. ñëpp xamoon digganteem ak Serigne Cheikh ñu uufal ko dafa mel ne mbaat dellu na ca ndaala. démb bi nu ko dencee ba pare li ma njëkk a wax mooy dama ni Serigne Pape Malick gisuma ko waaye bég na li tax mu bég mooy dañu koo indi fu mu bëgg xam nga sëñ Pape Malick boo ko joxoon 5 minutes sax ne ko waxtaanal balaa ubbi ne la dégg naa ci Serigne Cheikh waxam yëpp li ci ëpp dana nettali mbind mu Serigne Cheikh jàngale loolu cofeel la am na ñoo xam ne suñu bëggee nit duñ ci tricher da ngay xam ni kii dañu koo sopp Serigne Pape Malick cofeel boobu la amoon ci Serigne Cheikh moo tax démb bi nu ko dencee nee naa gisuma ko waaye xam naa ni bég na surtout nag nga ñëw gis ko fa nu ko tëral Serigne Cheikh Tidiane Sy cofeel bi mu amoon ci moom Serigne Cheikh Tidiane Sy pédagogie bi nga xam ne mën nga ni Serigne Babacar Sy cofeel bi mu amoon ci Serigne Pape Malick cofeel boobu la Serigne Cheikh doon renouveler da ngay dégg muy wax ni sam papa daf koo soppoon daf koo bëggoon ku Serigne Babacar Sy bëgg nag kuy taalibe war na laa sopp cofeel googu nag la ko yàlla fayee tey moo tax réew mi ñëpp a fi daje ñu ngi ñaan yàlla bu ko cat jiitu ci daraja yonent bi alayhi salaatu wa salaam jërëjëf dëgg ñu ngi ñaan yàlla amiin yaa rabbal alamin yàlla nañu ko yàlla boole jërëjëf dégg nañu jërëjëf li ci mel ni li ci nit ñi war a jàngee ci mbaax li nu ci war a jàngee mooy waajalaat bàyyiwaat xel yàlla xam ni li fi jële mag ñi mi ngi ci yoon wi di ñëw li kulli ummatin ajal fa ida jaa ajaluhum la yastaqiruna saatan wala yastaqdimun suñu borom nee na ku sa heure jot nga dem heure ma jot mu dem ñi fi ñëw ñëpp nanu bàyyi xel borom bi subhanahu wa taala gën a waajalaat suñu bopp loo xam ne buy ñëw du la tàggu yaakaar naa waajal ko dana jaadu kon ñi ngi waxaat ñëpp nanu delloowaat xel yi ci yàlla nanu gën a yokkaat suñu jaamu yàlla nanu gën a yokkaat suñu taxawaay ci diine ji ndax kat mag ñaa ngi dem te bu mag ñi demee ndaw ñee fi des kon nanu góorgóorluwaat dëgëraat taxawaay yi ñaan yàlla mu accompagner ñu yërmandeem musal ñu ci ñi nga xam ni mooy seytaane ndax seytaane daf ni woon yàlla summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an chamailihim danaa fexe ba wër gaañi ba duñ la jaamu kon ku yàlla muccal mën ngaa mucc maam Seydil Hadji Malick daf daan muslu ci seytaane audu billahi min xawfil anaami wa min ridan an nafsi hammi rizqi yàllaaw yooyu yëpp ay gàllankoor la yoo xam ne mën na gàllankoor nit ki ba du àgg ci yàlla ñun nag li nu bëgg mooy àgg ci yàlla ndax kër Seydil Hadji Malick li nu leen soppee bëggee leen ko mooy yàlla ndax wax nañu ni kër Alaaji Malick bu doon am sant du sant si yàlla lay sant ndax fii yàllaa fi am Seydil Hadji Malick jàngaluñu boppam dafa taal écran bi ba mu tàkk mu ne ki may jàngale mooy Seydina Mouhamed moo tax boo ñëwee la sëñ Babacar Sy waxoon da nga koy gis sëñ Babacar daf ni woon nasabta fi garasatiha qiyamu diya innal gawaamida milabu sibyaani sëñ Babacar ne woon ni jamono ngi ñëw masala bi te borom xam-xam yi wala xam-xam lu mu sori sori loo ca bëgg pour mu leer il faut da ngay ñëw Tiwaawan sëñ Babacar ne woon na jamono ngi ñëw masala yii tëggaa ñi boo ñëwee Tiwaawan xale yee koy fawantoo kon Tiwaawan dëkku leer la Tiwaawan dëkku xam-xam la alaaji Ibou Sakho daan na wax ni Tiwaawan ku fi dugg di sol dàll xamoo Maodo moo tax bu daan agsi rek su mu ne ay dàllam dëkk bu mel noonu sellee ni mu sellee baaxee ni mu baaxee ku nu fa denc sañ nañoo am yaakaar kon sunu yaakaar yàlla bu ko yaakaar tas ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam jërë ngeen jëf. Guide religieux éclairé et ouvert qui était l'ombre de Serigne Cheikh, son âme sœur,
Il n'était pas son jeune frère seulement, il était son disciple, j'allais dire même son premier disciple. Et Serigne Cheikh était son idole et son modèle. De sorte que on retrouvait Serigne Cheikh en lui. J'ai dit qu'il s'agissait d'un amour fusionnel de deux âmes sœurs. C'est pourquoi, au-delà de la communauté tijane, c'est toute la Oumma islamique qui perd aujourd'hui un grand homme, Serigne Pape Malick Sy. Nous prions pour que Dieu l'accueille au paradis Firdaus et nous présentons nos condoléances émues et attristées au khalife général des Tijanes d'abord, Serigne Babacar Sy Mansour, mais ensuite à sa famille, à ses enfants, à tous ses proches, à toute la Oumma islamique. Que Dieu l'accueille au paradis céleste de Firdaus. Monsieur le ministre ginnaaw kaddu njaal ñu bëggoon rek en wolof kaddu njaal sa diggante ak Serigne Pape Malick ginnaaw kaddu njaal bin la masaw di la jàlleen bokk bëggoon ñaari baat sa diggante ak Serigne Pape Malick. waaw vraiment kii fi jógee comme ni mu ko waxee rek nit la koo xam ni nit ku yàlla baaxaloon la ci anam yëpp ndax du woon kilifa diine rek kilifa diine la woon loolu moom kenn waxatu ko ndax fi mu soxi ko ak fi mu bokk ak fi mu jaar ak Serigne Cheikh mi nga xam ni ci keppaaram la nekkoon ba Serigne Cheikh yëbbu ci moom ba nga xam ni kenn mënatul woon ràññee ñaari jëmm yi ndax buy wax wala buy dox wala buy jëf wala bu solo sax taxaw nga ni Serigne Cheikh mu taxaw la kon nag kooku ci wàllu diine defe naa ni kenn amatul woon dara loo xam ni mën nañ ko wax ci moom lu dul kilifa diine bu mag la. mais ci wàllu réew mi itam wax naa ni li arab yi di wax ni imaman diiniyan wa dunyawi woon la woon maanaam kilifa diine la woon wante kilifa àdduna la woon aussi ndax dafa dëppoo woon ak jamono maanaam dafa doon dox ak jamono janban bi janbin épaule contre épaule lu jamono laaj mu xool na mu dëppook diine mu rafetal ko ba nga xam ni nit ñi dinañu gën a ñome diine mën a topp seen diine loolu moo taxoon xale yi bëgg ko loolu moo taxoon jigéen ñi sopp ko loolu moo taxoon mag ñi sopp ko ndax du leen tiital mais dana leen ñomeloo seen diine ba yaatuwaay boo xam ni ñëpp xamoon nañ ko kon moo taxoon ñëpp am cofeel ci moom moo tax bi mu fi jógee itam xool yëpp a tooy kon vraiment ñu ngi koy massaw njaboot gi yëpp njabootu boppam ay doomam ak soxnaam di ko jaale di teg njaal mi ci loxo xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour mu jaalal ñu ko xadara bi yëpp mais di jaale itam umma islam bi yëpp parce que umma islamique yëpp moo ñàkk Serigne Pape Sy Malick yàlla na ko yàlla xare àjjana bi gën a sell. wasalaamaaleykum wa rahmatulah. comme amee na Dakar Buzz ginnaaw ba leen nuyoo di leen siyaar di leen toppal li nga xam ne rek moo fi am fii ci Tivaouane mi wàccu liggéeyu sunu wéyjur sunu Serigne Pape Malick Sy ñun fekk si nag kenn koo xam ne day doom ci xadara bi di kenn koo xam ne doom la ci kii fi génn waaye di doom ci Tivaouane di sagu yoon wi nag muy Ablaye Ndiaye Ngalgou bëgg a waxtaan ak moom ci digganteem ak Serigne Pape Malick mi nga xam ne moo génn àdduna Ablaye ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Fadel. ginnaaw bi ñu la siyaaree di la masaw di la jàll li nu bokk bëggoon a xam sa diggante ak Serigne Pape Malick. waaw maa ngi nuyu ñëpp di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun li ñu dal démb dal Sénégal gi yëpp mooy suñu ñàkk xëy ñàkk suñu ñu tàgg suñu kilifa di Serigne Pape Malick Sy di woon suñu papa nekkoon suñu xarit nekkoon suñu Serigne aussi ndax ñun dañoo judd fekk suñu wayjur El Hadj Ngalgou Ndiaye nekkoon ak magam Serigne Cheikh Tidiane Al Maktoum mu sëñ Cheikh jóge fi mu nekkoon ak sëñ Abdou Aziz Al Amin ba ak sëñ Pape Malick mu nekkoon vraiment ñu seqoon ay relation yu rafet donc ñun loolu lañ judd fekk fi donc ñun tamit bu ñu màggee xàmmee ñu jéem a continuer teg suñu tànk fi wayjur yooyu tegoon suñu tànk donc sëñ Pape Malick nag nekkoon kenn koo xam ni kenn la woon si ñun nekkoon suñu kilifa comme ni ma ko waxee nekk suñu sëriñ aussi vraiment xam ni daawuñu woon réeroo ak moom ndax yàlla daan nañu may ñu am moom jataay yu am solo muy këram bi maa ngi wax léegi rek ci bu mujj fan yi passé ay un mois même pas un mois et demi la ma woo ñëw sama bureau ñëw toog fa waxtaan vraiment ñaanal sama personnel bi vraiment mu feddali ay wax yoo xam ni yu rafet yoo xam ne doxoon na sama waajur ak Serigne Cheikh ak Serigne Abdou Al Amin donc vraiment mu nekk une perte boo xam ne c'est une perte bu immense sax boo xam ni umma bi yëpp ñoo ñàkk donc du xadara bi rek mais dañuy wax umma islam bi yëpp ñoo ñàkk ndax seexoon na aussi ak yeneen këru diine yi
ba si ñi nga xam ñoo nekk si église bi jàngo bi ñun ñëpp c'est kon ay relation yu rafet ak ñoom quoi. ñu gis ne ginnaaw bi mu nekkee sa sëriñ nekk sa waajur ba pare da nga am relation yu nekkoon seen biir yoo xam ne yu doyoon waar xaritoo. waaw xam nga moom yàlla def na depuis bi sëñ Abdou Aziz Al Amine làkkoo moom vraiment moom daf ñu téye woon ndax moom wax na ko si biir wax parce que bis sama yaay génne àdduna moo ko jullee taxawu ko mu témoigné si ñëpp ni sëñ Abdou moo ni ko woon am na juróom-ñeent doomam yoo xam ni na nga leen ñeme te na nga diisoo na ngay gisante ak ñoom moom mu seede ni juróom-ñeent yooyu sëñ Abdou dénkoon man si laa bokk donc moom aussi mu doxal ko vraiment ndax sama doom bi nga xam moom laa mujjee tuddee sëñ Abdou Al Amine bi moom moo ko tudd moo ñëw taxawu ko tudd ko beneen bi aussi mu nekkoon suñu waajur bu mujj bi tamit maa ngi naan Korité bi ñu Korité ba suba ga dama toog mu yëkk téléphone woo ma ni ma dama doon woote pour ziar la vraiment mu nekkoon yoo xam ne yu rëy suñu la quoi waaw. lan nga mujjee dund ak moom ak ginnaaw sëriñ ki xaritoo beeg relation bi loo xam ne des na sa bopp bu mënatul génn sa bopp. waaw sama gise bu mujj ak moom li ma wax ni ça fait 1 mois et demi la dama toog mu xëy suba ni ma maa ngi jaar sa bureau. mu ñëw sama bureau vraiment ñu toog ñu waxtaan vraiment ma présente sama personnel mu ñaanal leen wax yu am solo boobu laa mujjee gisee ak moom. sama mujjee dégg ak moom si Korité gi la bi Korité gi jàllee ba am ay 2 jours la ma woo téléphone doon ma ziar si Korité gi mais mu nekkoon sëriñ bu am ouverture d'esprit ku yàlla mayoon xam àdduna xam savoir vivre comme ni mu waxee keroog bi may tudd sama doom ñu ngi waxoon tudd bi 9h la mais 8h30 fa la ko fekk donc mu ñëw te tudd bi 10h lañ ko fa la toog bi ñu tudd ba ñaanal ñëpp ñu doog a dem donc moom vraiment nekkoon na sunu waajur nekkoon sunu sëriñ nekkoon sunu xarit aussi. ñu gis ni ku amoon pédagogie wax la ba mën a comprendre jeunesse bi mën a comprendre àdduna loolu lan lay def ci yow. waaw mais loolu moom waruñu bett ndax koo xam ni kuy sa wëj ñun sëñ Babacar Sy kuy sa mag sa kilifa sëñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum mën naa wax ni si école sëñ Cheikh Tidiane Al Maktoum la donc loolu moom mënuñu bett sëñ Pape Malick waaw. ñu gis ni dëgg la seeni Cheikh magam la mais dafa nekkoon soppeem ba actuellement sax ñëpp bi ñu ne denc nañ ko fa rek dama naan woggu suuf dellu na ca pax ma digganteem ak Serigne Cheikh. moom duñu wax sax magam la sëñ Cheikh moom kilifaam la mën naa wax nu koy jërëm la woon ndax maa ngi saan dem benn cassette rek su sëñ Cheikh di wax ne sëñ Pape Malick sëñ Cheikh moo ma ko sëñ Babacar moo ma ko jox nee na moo ko jàngal alxuraan donc def si moom li mu def si moom donc loolu je pense que tey bu yàlla defee moom mu génn àdduna ñu uufal ko magam donc day wane ni ñoom li ñu nekkul lépp dëgg la. ñu gis ne dafa doon jouer ci rôle bi tarixa bi rôle bu doy waar boo xam ne di boole yor pusoom di ñaw am wax nga ko léegi amul murit tijaan xaaj ba ci jàngo bi loolu est-ce que remplace ko dana yomb. waaw xam nga moom duñu wax ni xëy na yàlla moom ay mbiram moom kenn xamul ndax duñ ne kenn mënu ko ram mais xam naa daal ku mel ni moom jafe na donc xam naa dañuy ñaan rek yàlla waat tàppat suñu xol yi ñu ñaanal ko aussi yàlla xare ko àjjana tàpp ay fa suuf si kawam te ñaan maam Siraj Malick mooy jëroon sëñ Babacar Sy ak magam yum fekk yi ñëpp ñu teeru ko ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. c'est le marabout intellectuel. waaw loolu am na donc comme ni ma wax rek moom école Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum la jógee moo tax loolu yëpp duñu bett si moom. yooyu Papa Ndiaye ñu ngi la koy jaal di la masaw di wax ne lu baax li ngay def ci réew mi gis nañu ko yàlla dëgëral la bàyyi la ki la dëddu yàlla may la xolu muñ te li ko suñu waroon mu ko jël yàlla wuutul loo xam ne dina mën a taxaw fa mu la taxawee woon yàlla barkeel si liggéey te defal la ci ndam looy tàggatu. jërëjëf ñu ngi leen di nuyu yéen waa Dakar Buzz yëpp di leen sant seen taxawaay aussi depuis bi nga nekk dañ kii ba léegi yéen a ngi si Tivaouane di partager moment yi nga xam ne moom nit ñi di dund donc ñu ngi leen di ñaanal seen liggéey aussi yàlla barkeel ko yàlla taxaw leen merci. jërëjëf waaw monsieur le maire ginnaaw bi ñu la nuyoo di la masaw di la jàlle nu bokk bëggoon a xam sa tànk yi tey ginnaaw tànk njaal lan nga ci mën a dolli. bon comme ñun ñëpp ay taalibe lañu tey ñu ñàkk suñu kilifa gu mag di sëñ Pape Malick Sy di kenn ci tarixa bi di kenn ci umma islamique Sénégal ñu tax ñu déplacé wu Parcelles ñëw fii jaale xalif général sëñ Babacar Sy Mansour jaale ay raxam jaale waa kër sëñ Babacar yëpp ñàkk nañ ku mag koo xam ne non seulement titre porte-parole bi waaye ñëpp umma islamique bi yëpp ñu ngi koy jooy ndax Pape Malick taxawaayam dafa rafetoon boole tarixa yëpp dox tànk jàmm di wax jàmm di yee nit ñi nekk un grand soufi un grand intellectuel donc amoon taxawaay ci ginnaaw sëñ Cheikh yàlla yokk leeram
tey mu fekki ko ñu xam rayonnement am xam dimension am spirituelle yàlla defoon aussi mu am ak ñun ay relation man ñëw na ñaari yoon sama bureau ci simplicité am ak humilité am voilà mu nekk lu rëy ci man loo xam ne ñun taalibe yi ñoo waroon di ko seeti mais moom presque moom mooy wër di seet taalibe yi ku wax mu la non non bàyyil ma ñëw da ngeen di bàyyi aussi ñun ñuy ñëw ci yéen loolu nag dafa neex donc demam bett ñu trop mu brusque waaye rek ñu nangu ndogalu borom bi di ko ñaanal yàlla sunu borom ci barke maamam ci barke waajuram bu baax ba sëñ Babacar nga xam ne xaritam la woon Allah sunu borom xaare ko àjjana firdawsi donc ñu koy bokk ak waa Tivaouane yëpp di ko bokk ak umma islamique bi di ko bokk ak waa tarixa bi yëpp en tout cas ñàkk nañ ko mag sëñ Pape Malick ku mag moo dem incha allah. ku mag moo dem fi la fekk nag muy kër Abdou Aziz Ndiaye ñu bëggoon xam sa digganteeg Abdou Aziz Ndiaye. ay sama frère la waaw sama frère la donc ensuite liggéeykat la donc on a de bonnes relations loolu yàgg na waaw. parce que dañoo gis bi nga jaaree rek mënoon ngaa ñibbi mais da ngaa bàyyi lépp dikk bi. waaw mais xam nga lii des fois c'est important maak Aziz gis nañ gisee laaj ko xam naa ne mën na plus d'1 an mais c'est normal donc des fois ñu jaar donc seet suñuy mbokk suñuy xarit ensuite ñoo bokk tarixa bi donc voilà.